asalaamaaleykum ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen bëggee bu baax a baax voilà ñu fas yéene wax ci ba tey événement yi nga xam ne moom moo amoon Sénégal mu nekk une situation chaotique causée par Macky Sall le président de la République man fi ma nekkoon démb ak bërki démb fa laa nekk ba léegi mooy Macky Sall lu xew nii yëpp il est le seul et unique responsable moom ñi mu àndal ñëpp dañoo war a payer les pots cassés te Macky Sall il n'est plus légitime di jiite réew mi nii. parce que lii dafay wane ne réew mi wan nañ ko ginnaaw te lii am nii tey mënoon na bañ a am li ko waral mooy li doon raam ci ñag bi la jëm ñëpp gisoon nañ ko ñëpp xamoon nañ ne lu mu yàgg-yàgg bombe bi dina exploser parce que Macky Sall dafa am benn haine bu mu implanté ci xolu nit ñi mu yàgg lool ci wàllu injustice ci jaay doole ci interdiction de marche privé nit ñi seen ay liberté ah ci wàllu impunité dóor doom làq doom mais loolu dafa métti ba pare nag ñu fal ko ci réew boo xamante ni réewu démocratie la moom mu xam ko lool bu baax a baax ñëw ñu jël doole ji yëpp jox ko mu jël doole jooju di ñu ko xeexaatee jàpp ne mën na def yëfu baa doola pour continuer nekk président ba heure bu mu ko neexee mu bàyyi nguur gi parce que am na ñu ko wër di ko jay ñi Abdoulaye Wade tuddee jusqu'au-boutiste ak pouvoiristes yi ak les transhumants nga xam ne ñoom dara intéressé wu leen lu dul nguur ay weñ lañ fu tooy ñu dal te ñooñu ñoo ko doon xeex démb pour mu bañ a nekk président ñooñu ñoo ko jaxase ak Ablaye Wade mu mel ni ku tàggoog sagoom lu ñuy wax ne le pouvoir rend fou mu jàpp ne opposant waratu la am ci réew ma wax na ko fi ay yoon je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ci koo xamante ni yow président nga bi ñu la falee dañu la fal pour état de droit bi nga consolider ko ak la démocratie waaye bi mu ñëwee defu ci dara dafa ñëw ne dafay assassiner démocratie bi digg bëccëg songu ay opposants ne dina leen éliminer réussir na ci ñaar muy Khalifa Sall ak Karim Wade jaay leen doole tëj leen ci kaso bi xañ leen seen ay droit utiliser ay juges yoo xamante ni moom moo leen nommé ak procureur am mu nekk loo xamante ni lu ñaaw la am ñoo xam ne ay adversaire politique am lañ mu jaarale leen ci parrainage éliminer leen jël code électoral bi changé ko def ci lu ko neex respecté wul calendrier électoral bi bu élection jotee du ko teg ci yoon sàcc na fi élection 2019 gannaaw bi nga xamante ni jël na suñu ay carte d'identité def ci 52 milliards am ñoo xam ne daf leen a xañ pour ñu am carte d'identité parce que ñooñu duñu voté ci faveur am duñ ko votel mu defal leen ne pas voter ñii war a voté Dakar mu yóbbu leen ci région yu gën a sori pour ñu décourager bañ a voter def lu ko neex jalgati lépp xañ nit ñi seen ay droit gaay mi arrogant buñ génnee di saaga nit ñi jël ay journalistes fay leen ñuy toroxal nit ñi di leen saaga mais loolu dafa métti jël suñu ressources naturelles yi rakam def ci lu ko neex mook Franck Timis am ñeneen ñu ànd ak moom ñoo xamante ni corps de contrôle yi contrôlé nañ leen épinglé leen mu jël ko dem yóbbul ko procureur am mu def ko ci table am def ko ci tiroir am mujjul fen léegi nag muy acharné wu ci ñi nga xamante ni dafa jàpp ne ñooñu dañ kaa contre maanaam ñi nga xam ne ànduñoo ak moom ci ni muy doxalee te loolu mooy démocratie il faut qu'il y ait une opposition ñëpp mënuñoo ànd ak yow ñooñu nag mu ne da leen éliminer par ndànk-ndànk di jàpp ñoom Guy Marius Sagna di leen tëj ci tëj boo xamante ni jaarul benn yoon da leen di ëpp doole utiliser justice am ñëw jàpp leen tëj leen ci kaso bi ba mu neex leen mu génne leen mel ni ci dictature la ñu nekk loolu nag la sénégalais yi mënta muñ moo tax bi mu ko naree def Ousmane Sonko sénégalais yi yëpp génn jàppale Ousmane Sonko waaye tamit defaale seen règlement de compte seen diggante ak Macky Sall kon situation bi ñu nekk nii tey ñun foogoon nañ ne dépassé nañ ko bu yàgg parce que Macky Sall dafa nekk victime injustice ak impunité ñu foogoon ne bu ñëwee li nekkoon ci suñu gannaaw ñu ko doon dund ci Senghor doon ko dund ci Abdou Diouf doon ko dund ci Abdoulaye Wade loolu dafay jeex takk dem nañ fi ba def fi ay assises nationales ba Macky Sall signé ko dige fi ay dige yi tooy xepp te loolu respecté wu ci dara gouvernance sobre et vertueuse rupture la patrie avant le parti duma mës a fal sama rak te mu ngi nii tey li gën a bon lu gën a ñaaw li ñu doon naqarlu ci Senghor ak Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade moom tey loolu la installé Sénégal ba mu jur situation chaotique bi nii tey
parce que bu bàyyi woon Ousmane Sonko mu opposé wu di def rôle am xam ne kii c'est un opposant nous sommes dans une démocratie dafa war a am koo xam daf may opposé muy contre pouvoir mu def ko ci boppam bi ku noonu lii yëpp du am mais daf doon def ay pexe toujours pour éliminer Ousmane Sonko gannaaw bu mu réussiré ci Khalifa Sall ak Karim Wade ak ñeneen ñu mu éliminer ci parrainage bi léegi nag mu xam ne kii mënu ko jaar fenn mu ne na ko jaar ci affaire yi mës utiliser benn xale bu jigéen boo xam ne elle est vulnérable pauvre muy Adji Sarr yàq àddunaam ba xale bi tey jii àddunaam man yàqu na mënatul a baax tey affaire bi ñëpp xam ne deal la ñëpp xam ne complot politique la pour éliminer Ousmane Sonko Sénégalais yëpp jóg di jàppale Ousmane Sonko ñu xam ne affaire bi cool na ñu ne nañ ko inculper xool leneen luñ ko takkal ñu convoqué ko muy dem ñu créer benn situation bi boo xam ne kenn mënul comprendre lan la préfet bi ñëw Ousmane Sonko di uyu ji juge bi mu ñëw di wax ak procureur téléphone di wax ak ministre de l'intérieur pour Ousmane Sonko bañ a àgg tribunal parce que boobu xam nañ ne bu àggee tribunal ci juge Mamadou Seck juge d'instruction du 8e cabinet daf koy bàyyi parce que le dossier est vide dara nekk fa amul dara lu mu koy toppee ñu ne daal coûte que coûte Ousmane Sonko warul dellu këram dañ ko war a téye ñu téye ko téye boo xam ne téye bu ñaaw la bu flagrant mu nekk une injustice notoire jaay doole boo xamante ni kenn mënu laa wax bonne façon jaay doole la ñëpp di ko naqarlu ba ñoom ñi ñu àndal sax am na si ñoo xam ne démissionné nañ di naqarlu loolu parce que dañu agressé démocratie bi agressé état de droit digg bëccëg préfet boobu tey gannaaw Macky Sall moom ak procureur ak Antoine Diome ak le ministre de la justice dañoo am responsabilité bu mag ci mbir mu xew muy Malick Sall boobu nag ñu ngi def ci seen bopp bi ne ba tey rek war nañoo mën a jàpp Ousmane Sonko tëj ko ci kaso bi parce que seen objectif yëpp loolu la woon Ousmane Sonko mii moo ñu nar a yàqal suñu nguur gi kon kii il faut ñu abattre ko tax ñuy jalgati yoon jël ko yóbbu ko gendarmerie téye ko foofu jiñ ko trouble à l'ordre public te loolu dara amu ci ku nekk ci otoom nan lay troubler ordre public bi ak participation à une manifestation non autorisée ku nekk ci biir otoom nan lay participer ci manifestation boo xam ne autorisé wuñ ko loolu nag jur ay manifestation ay nit ñàkk ci seen bakkan te loolu ñoom ñooy responsable bi am na ñoo xam ne yàqul nañ ci seen ay biens ñii taal nañ ci seen ay oto ñii taal nañ ci seen ay kër am na ñoo xam ne am nañ ci ay blessures am na benn agent wu GIGN boo xam ne loxoom daf ci dagg tey ah am ñeneen ñoo xam ne seen ay loxo dagg na ci am ñoo xamante ni tey toj nañ ci seen ay magasin ñu ci mel ni ñoom Auchan lakk seen ay magasin yàq autoroute à péage bi loolu yëpp tey ñoom bu ñu defutoon li ñu def Ousmane Sonko nii di ko commencé ci complot bi ba ci muy dem di uyu juge bi ñu koj ko ba jiñ ko trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation non autorisée ku noonu du am bu ñu bàyyi woon Ousmane Sonko ci jàmmam bàyyi ko muy def rôle opposant mais kon lii yëpp du am mais dañ doon def ay pexe pour sànq Ousmane Sonko pour toroxal ko yàq àddunaam te damay faral di wax benn wax gis nga Macky Sall nekkul nit ku baax Macky Sall il est mauvais c'est une mauvaise personne parce que bu doon def comme Senghor ak Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade nu ñu doon def sax loolu donte jaaduwul sax mais tane na jaay doole sa opposant tëj ko ci kaso bi quelques mois pour mu may la jàmm bu élection jotee nga bàyyi ko mu participer mais Macky Sall heure bu jubloo ci éliminer benn adversaire moom juste pour yàq sa casier judiciaire la dootoo éligible dootoo nekk électeur mais lan mooy ndey loolu te doole boobu noonu muy jaay nit ñi doole boobu ñun suñ doole la ñoo ko jox police jox ko gendarmerie jox ko armée bi muy nommé à tous les postes civils et militaires jox ko avion jox ko caisse noire muy tukki di dem fu ko neex ci àdduna bi buy dawal cortège am ci kaw tali bi ñu wàcc tali bi wàcce abal ko mu dem yoonam parce que moom mooy le président de la république yemul ci loolu ñu jox ko majorité assemblée nationale muy jël majorité bi di ci jaay nit ñi doole dem nag ba ca justice ba teg ci loxoom ay juges yu ñàkk fayda nangu mu leen di utiliser contre ses adversaires
kon xam ngeen ne kooku kon dafa ëppal tey bu ñëwoon xam ne man kat réew mi réewu démocratie dañ ma fal pour ma consolider la démocratie jëmale ko kanam ak état de droit ñuy opposé wu ñu ànd ak man su ma defee sama ñaari mandat ma dem sama yoon du ma fi sax jéem a nekk di wane ne dama bëgg a def ay 3e mandat pour jalgati mais loolu yëpp moo yee fitna bi mais li ñuy wax ne wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaassa tey fitna boobu tey dem na ba laal ñi nga xamante ni tey ñoom seen yoon sax nekkul ci loolu tey ji dem na ba indil ñu benn crise boo xam ne crise bu métti la nar a doon tey boole crise ba fa nekkoon Macky Sall lu jiij njaaga moom mooy njaag te man damaa gëm ne ba léegi bëggul jàmm parce que bu bëggoon jàmm ñi mu jàpp te defuñ dara tey mais da leen di bàyyi Guy Marius Sagna lan la def laay laaj bañ jàpp ko dugal ko ci kaso bi di ko torturer dans un pays de droit summi ko def ko taati neen dégg naa di ko toroxal te deful waxul këram lañ ko fekk enlever ko yóbbu ko kaso loolu rafet na ci Sénégal jàpp Clédor Sène ci message vocal bi mu doon envoyé te deful dara jàpp Assane Diouf te deful dara jàpp Abass Fall te deful dara Birame Souleye Diop deful dara ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen a jàpp parce que dañoo jege Ousmane Sonko li ñu bëggoon mooy njëkkee ci ñooñu mujjee ci Ousmane Sonko pour jàpp waa Pastef yépp tëj leen ci kaso bi continuer doxal seen doxal parce que boobu nit ñi ñu ngi koy jay naan ko li nga defoon Khalifa Sall def ko Karim Wade soo ko bëggee def tamit du mujj fenn Sénégalais ay tàppet lañ yaa ngi yore matériel de répression gendarmerie fi police suñu génnee di marche nga dóor ay grenade ñu tasaaroo Sénégalais dafa gaaw a fàtte ñaari fan mu jeex ci tooñ laa la wax fekk ni ku nekk ci salon de massage am nga boole ko ak Adji Sarr pour yàq àddunaam toroxal ko te kooku deful benn délit lu dul ambition la am pour réewam am programme am xale yu bari gis ci seen bopp nga ne non loolu du am kon moom bu bëggee jàmm tey mooy ne dafa war a tekki ndomba tànkam loolu rek mooy jàmm ji parce que il n'est plus légitime Sénégalais yi bëggatuñ ko manifestation yi day wane ne tey bu élection amoon tey yu jaar ci yoon mais moom kenn du ko fal parce que kenn bëggatu ko il n'est plus populaire kon kooku su nekkoon ni koo xam ne am na lu muy jomb am vergogne mais dafay démissionner tekki ndomba tànkam te discours bi mu doon def oote na jàmm mais man jàmm laa ci gisul parce que tey waxul na dinañ ubbi enquête ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo dee nervi yi nga xam ne waa APR yi ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo leen recruter ñu yore ay armes lourdes nekk ci biir ful bi di tirer ay balles réelles di rey ay nit di jël ay nit di leen dóor ay yet mais loolu tamit war nañ ci ubbi enquête mais loolu dégguñ ñu wax ko te loolu daf ko war a wax mu leer nañ ñu xam mbir mi ñan ñoo nekk ci gannaaw mbir mi daal pour tënk ko li ko waral yépp mooy complot politique bi nga xamante ni moom lañ tegaloon Ousmane Sonko muy ndëgg sërëx bi jaarale ko ci Adji Sarr loolu tey moom moo indi li xew Sénégal yépp ñu ci dee ñu ci ñàkk seen alal ñu ci yàqule lenn rek la mooy dañ doon comploter contre Ousmane Sonko pour yóbbu ko kaso mu jur lii nii te loolu Macky Sall mooy le seul et unique responsable moom ñi mu àndal kon ñii tey defatuñ dara tey ci bopp Sénégal tey heure bi waroon na fekk ñu démissionné bañ teg benn gouvernement de transition def ay élections anticipées fal benn président démocratiquement te tey ñun suñu bëggutoon jàmm ku noonu dañuy continuer manifestation yi ne Macky Sall la ñuy exiger pour mu génn ci palais bi waaye nag Ousmane Sonko wax na ñi mu àndal na leen nañ arrêter violence bi te buñ ko fekk palais ni dañ koy génnee parce que loolu dafay ñaaw day yàq deru Sénégal loolu rafetul ci Sénégal parce que ñaari dëkk rek ci Afrique de l'Ouest moo masul am coup d'état mooy Sénégal ak Cap-Vert te mënuñoo toog ba heure bii nag ñu ne Sénégal am na coup d'état wala dañoo fekk président bi ci palais ba génnee ko loolu dafay ñaaw trop ñun dañuy bëgg président bu ñu koy fal ñu fal ko démocratiquement des élections libres et transparentes ñu xam ne président bi kat dafa am légitimité ndax askan bi ñoom ñoo ko fal encore une fois Macky Sall amatoo dara looy def ci boppu
nguuru Sénégal parce que mérito woo pour jiite Sénégal parce que li nga def c'est de la haute trahison da nga trahir sénégalais yi la wóolu woon fal la nga waat ne di nga respecter li nekk ci constitution bi mais respecté woo ci dara parce que dañ la wax na opposition dafa war a am ci réew nga ñëw ne opposition du fi am nga teg sa deal boo xamante ni c'est du banditisme d'État ñëpp xam ne lii deal la te yow setoo ci affaire bi bu feeñee nag lu koy mën a saafara mooy nga tekki sa ndomba tànk loolu rek la te deal bi ñëpp xam nañ ne deal la Sénégalais yi werenteetuñ ne affaire viol bi amul dara amu ci li ngeen provoqué Ousmane Sonko tamit wékk ko yeneen chef d'inculpation loolu tamit dara du ci am ay appel à l'insurrection yi ay trouble à l'ordre public yooyu yëpp dara du ci dëgg jaay doole la ay fen la te su ngeen bëggoon jàmm da ngeen di libérer les prisonniers politiques ubbi ay enquête ñu xool ñi dee lan moo leen rey nervi yi ñan ñoo leen recruter ba pare tamit Antoine Diome amul place am ministère de l'intérieur Malick Sall amul place am ministre de la justice procureur amul place am ci parquet bi pour nekk le procureur de la république asalaamaaleykum wa rahmatullah